asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñu seetaan fii à travers Yoff Mbollo TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax ci seen onde ak seen télévision locale comme niñ ko doon defee saa su ne rek à chaque fois dañuy def lu tout di leen indil programme yi leen di bëggal vraiment ñuy nuyu ñi nga xamante ne ñoo ngi toog ñëpp di ñu seetaan comme niñ ko waxee rek ñu jëm ci événement bu rëy muy le 12 octobre incha allah fële ca Grand Théâtre kan moo xewle ñu ne Paco Briz mu nekk doomu Yoff kenn dootu ko sax présenté fii nii parce que yaakaar naa ne ñun miin nañ ko ñun waa Yoff Mbollo yéen waa Yoff tamit miin ngeen ko bu baax mais dina nekk gan parce que li ñu war a waxtaanee dafa rëy macha allah si événement bi nga xam ne dëppmal na ko mu nekk le 12 comme ni ñu koy waxee li ci des sax bareetul incha allah comme ni ma leen ko waxee Paco nekk benn nit boo xam ne mu ngi juddoo fi nga xamante ne mooy Yoff màggee fi mun naa wax life am bi yëpp mu ngi ko defee fii ci Yoff mu commencé carrière am ci hip hop bi en 2014 mu génn première single bi nga xamante ne mooy Briz Attitude 2018 ak yeneen single tamit yu ci tegu 2018 tamit mu génn premier projet ma ñu koy wax DR 1.0 mu toj àdduna wër àdduna ba tey ñëpp di ko waxtaanee ak tournée nationale yi nga xamante ne macha allah doon na ko def kooku di doomu Yoff ba tey rek ci daanu rap le 27 juillet passé tamit gis ngeen li nga xamante ne def na ko benn concert bu jéggi dayoo fële ci place Mamadou Diop ba tey mu nekk coow yooyu yëpp dinañ ci dugg incha allah ak moom ak li nga xamante ne nii nag mooy moo fi nekk sax laay wax moom la ñuy waajal sama yitte seen yitte ak suñu yitte ñoon ñëpp Paco maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak téléspectateurs yi. waaw salaamaaleykum maa ngi lay fay di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan Yoff Mbollo TV muy suñu chaîne. daanaka ñun waa Yoff moom mooy suñu chaîne ku fi am lépp looy annoncé fi ngay ñëw ku fi am looy yëgle fi ngay ñëw donc di nuyu suñu parents yi ñi nga xamante ne ñu ngi toog seen salon yi di seetaan suñu bàjjen yi suñu cousin yi suñu mbokk yëpp plus particulièrement Yoff donc muy Yoff ñu ngi nuyu ñëpp di leen wax ne Paco Briz la donc di baalu àq ñëpp d'abord sama premier mot loolu waroon doon sax daanaka le 27 passé dérangé nañ Yoff gépp teg nañ fi concert boo xamante ne c'était extraordinaire peut-être déranger nañ ñi nga xamante ni ñu ngi doon nelaw ndax son bi dafa fooroon de trop ñu ngi jégalu bu baax a baax si dérangement boobu ndax ak dafa foor quoi. macha allah liñ naan lii passé maanaam marqué na fi ay empreinte am ba pare donc dañuy dugg rek ci li nga xamante ne mooy événement bi di ñëw Paco DR 1.0 bi mu yokk lu bari si sa succès lan ngay wax ci loolu. waaw DR 1.0 muy woon sama premier album muy woon daanu rap. léegi ñu defoon ko sortie sous forme de bracelet clé USB je pense que gars yi amoon nañ ci ñu defoon premier concert bi Sorano muy le même jour sax yàlla def mu réussir waa Yoff ñëw feesal ko del voilà duñ jóg si di leen remercier si geste bu rafet boobu ñu defoon ba Sénégal yëpp teg si seen bët loolu moo ñu permettre woon DR 1.0 jëloon meilleur album meilleur EP Galsen Hip Hop Awards muy benn concours boo xamante ne Sénégal gépp la ci côté hip hop ñu jëloon ko grâce à yéen aussi voilà ñu bokkoon ci 4 nominations yàlla def ñu jël benn bi donc di leen remercier encore une fois duñ ci jóg à chaque fois bu ñëwee ci remerciement yi la ñuy démarrer rek parce que ñun amuñu lu dul Yoff donc loolu moo waral saa yu ñëwee rek dañuy feddali kóllëre bi di leen jox lépp ne leen Yoff moo waral lépp donc loolu. effectivement ñuy dëppmal tamit programme bu rëy nga xamante ne mooy Grand Théâtre bi le 12 octobre ñu fas yéene ko waxtaanee tey jii lan moo la motiver ba nga bëgg a dem Grand Théâtre gannaaw ba nga tojee Sorano. waaw Grand Théâtre bi motivation yi bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo ma wër muy fi ma dëkk waaw ku si nekk da nga am fi nga xamante ne nii mooy base te base ku ko xam ne mooy lépp boo amee base rek waroo ragal dara te Yoff ñoom dañuy jàppale seen doom yi dañuy jàppale seen sportif yi dañuy jàppale seen équipe yi dañuy jàppale lépp li nga xamante ne wàllum culture la fii donc ku xam lépp xam ne dafa riche en culture donc ñun bu ñu demee ba tey yàlla natuñu tey ñuy porter voix wu côté musique fii nii ci Yoff donc fierté lay nekk donc bu ñu ragalee rek ñoom dañu war a mën a dóor pour man quoi pour man boo dëkkee Yoff te ragal war nañu mën a xoolaat sa origine fii donc amuñu lu ñuy ragal looloo waral loolu am nañ suñu moroom yu nekk si biti yu nekk si yeneen dëkk yu nekk si feneen ñu ngi jël ay salles yu ëpp sax Grand Théâtre di ko organiser te suñu même génération lañ bokk gars yi ñu ngi toll si ay airu stade di ko organiser donc étape par étape la dañuy bañ a brûler état bi daaw Sorano lañ demoon yàlla def mu réussir ren dañuy demaat si beneen étape donc dem Grand Théâtre pour réussir ko encore une fois grâce à Yoff grâce à public sénégalais bi yëpp nga xamante ne ñu ngi suivre ndax actuellement affaire bi dem na ba national ba pare ndax am nañ ay points de vente un peu partout ci Sénégal donc ñi ko war a njëkk a yëg mooy Yoff ñi ko war a njëkk teewee mooy Yoff parce que lii rafet mooy nit ñi jógee feneen bu ñëwee fekk waa Yoff toog ñu ñoo leen di dalal ñu ñooy wax que ni
waa Yoff kat ñoom ñoo fi jiit tey feesal nañ ko waaye est-ce que doolu ñu may ñu toog ñun tam si mbir yi lañ bokk malgré que ñoom dañ koy bëgg moom fekk Yoff moom lépp loolu la woon moo tax ñu ne nañ dem Grand Théâtre wanewaat suñu bopp wane culture lébu wanewaat Yoff wane suñu bopp Sénégal bi Sénégal gis ne Yoff am nañ ay jeunes yoo xamante ne ñu ngi représenté seen dëkk dignement quoi. man pour man sax dépassé nga Grand Théâtre parce que macha allah Sorano bi dafa defoon guichet fermé ba nit ci nekk si biti est-ce que xalaat nga ne bii tam du am problème. waaw loolu la ñuy ñaan à chaque fois xam boo organisé yow da ngay bëgg mu réussir ba déborder tuuti mais en toute sécurité nag lay nekk parce que daaw defoon nañ ko mu réussir totalement sécurité bu 100% moo fa amoon te loolu dañ koy doublé waat parce que salle bu toll ni Grand Théâtre du lu ndaw du lu ndaw donc du ay artistes yu ndaw aussi ñoo koy jël donc tey bu yàlla defee ba may ñu benn kattan bi ñu ñemee ko jël c'est grâce à Yoff donc c'est grâce à ñi nga xamante ne la ñuy liggéeyal aussi donc ñooñu may fit bi muy sama team ñëpp. team Breeze Family Yoff ak Jéegiraay bi may liggéeyal sama label donc daanaka 80% yi Yoff la laa mën a wax 20% yi mooy ñi may nekkal à chaque fois parce que bul woon ak ñi may nekkal affaire yi du am mais bul woon ak Yoff tamit nit yi duñ fa fees donc grâce à Yoff la voilà loolu di ñaan rek gars yi ñëw en masse xam naa ne sax dinañ ñëw mais ñu gën a am motivation ñëw bi parce que foofu c'est salle boo xam te ne dafa mythique te il faut ñu remplir ko comme ni ñu defoon Sorano donc loolu mooy sama objectif pas ñu feesal ko kese mooy mais ñu feesal ko ba nit yi duñ fa xaj donc loolu mooy def bruit. bu ñu delluwaatee 2 mois si ginnaaw le 27 juillet passé tamit nga def benn concert bu doy waar nga demee tam ak say propres moyens mu nekk lu métti woon lool parce que ñun ñu nga fa woon mais nit ci ñëw wuy si la ba macha allah lan moo fa xewoon noonu ba ñu naan Paco tëj na ko. waaw concert boobu dama doon delloo njukkal Yoff waa yëpp parce que si li ñuy wax nii rek si lancé boobu la woon xam nga dañ defoon Sorano depuis lors defaatuma à part tournée nationale yi ma defoon. donc il était temps mu may gars yi benn affaire boo xamante ne c'est quelque chose lu ñu mësul gis donc ma ne il faut ma def benn concert may ko waa Yoff concert son et lumière invité artistes yu mag indi leen Yoff ñu xam ne Yoff am na public bu show bu fi nekk ñu xam ne Yoff seen jeunes yi fi ne dañ déterminé ci dalal ay nit. waaw mën naa ne sax du natt sama bopp mais dama doon delloowaat sama njukkal dama doon delluwaat kóllëre bi ak waa Yoff parce que dama leen amel lu bëri. voilà parce que man mënuma leen fay quoi parce que boo xewlee nit yi ñëw loolu du lu ndaw li nga mën a def li leen remercier mooy di leen defal ay spectacle oo ay nit ñi nga xamante ne souvent da leen di gis ci télé yi duñu am occasion gis leen yenn artistes yi nga déplacer leen ba Yoff andi leen jeunes yi gis leen kontaan ñu nekk en fait loolu mooy woon sama objectif te ak de réussir nañ ko Yoff ñëpp génn nañ ba gars yi nga xamante ne ñu ngi woon feneen de loin di ko suivre dañ xawoon impressionné wu ci public bi fi newoon après dama leen di wax rek juste que ne du loolu sax la am na sax ñu ñëwul am na ñoo xamante ne peut-être amoon nañ empêchement donc lii confirmer loolu mooy suñu Grand Théâtre bi donc concert boobu noonu benn concert la bu doon annoncé suñu datu Grand Théâtre pour préciser que ne le 27 juillet lañ ko defoon mu nekkoon jour boo xamante ne dama ñëw dajale gars yëpp ne leen tey dama leen di may concert mais tey dama leen di annoncé waale beneen date boo xamante ne mooy suñu suite Sorano bi ñu defoon comme defoon nañ Sorano dañuy def benn concert plein air gratuitement mais après concert bi am na beneen affaire bu ñuy tijji beneen paquet yi beneen porte muy Grand Théâtre National jour boobu laa joxee date bi muy le 12 octobre incha allah te yàlla def na mu ngi jege si donc looloo waral tey ñu ñëw pour joxe waat information yi waxaat gars yi système de travail bi yenn programme yi nga xamante ne moom la ñu entamé avant jour bi. waaw Sorano bi tamit nekkoon DR 1.0 bi mais lan nga ñu war a indil Grand Théâtre bi lan lañ mën a xaar ci. waaw am na ay surprise am na ay affaires yu bees am na affaire yu bëri. donc daaw xam nga daaw dañ defoon premier jour concert bi mooy woon premier jour sortie projet bi mooy woon album bi jour boobu la génn loo xamante ne mësul woon am si Sénégal on peut dire parce que à chaque fois man damay bëgg di innover damay bëgg di def lu bees donc bi ma gisee gars yi di def dama observer bu baax ma ne pourquoi pas ma def lu différent quoi peut-être li ma def lu différent loolu moo ñu may ñu jël meilleur EP si 2018 bi donc mosuñu woon gis ku jël benn salle benn underground peut-être ñi comprendre mooy kuy soog a génn mosoo génnee dara nga génnee benn album def ko sous forme de bracelet clé USB defoo ko CD jour boobu nga ko doon jaay pour nit ñi bu ñu duggee am ko donc yow yaa ngi jënd sa album mais dégloo goo ko yaa ngi toog ma la koy defal en son et lumière donc loolu c'est séance d'écoute laa ko mënoon tudde mais bii mooy nekk spectacle loolu noonu day fekk gars yi man son yi dinañ am ay surprise yeneen son yu bees dinañ gis artistes yu mag a mag yoo xamante ne sur scène ay surprise lay nekk dina am spectacle culture lébu bi dina fa feeñ bu ñu waxee lépp rek day mel ni wax nañ spectacle bi nu muy demee mais dañ leen di réserver ay surprise yu ngande incha allah le 12 octobre au Grand Théâtre. ba tey itam yaa ngi ci ànd ak Jéegiraay. waaw ak Jéegiraay incha allah. Team Breeze yi tamit kenn demul ñu de mais instant bi man activité de communication nga pare pour promotion événement.
waaw actuellement am nañ ay paquets de communication ñu nag waa Yoff Mbollo TV tey lii rek si daanaka si communication bi la bokk première étape bi la donc am na yeneen affaire yu bëri ñu réserver gars yi préparé nañ caravane bu mag a mag a mag boo xamante ne incha allah dinañ ko def le 29 septembre bii nii incha allah dinañ def Yoff Ngor Wokam incha allah laal secteur yooyu yëpp def caravane bu mag avant loolu dinañ am benn AG bu ñuy def le 22 septembre muy kër Apex yi booru voilà dimanche bii nii kër Apex yi côté Pencum Yoff foofu AG la donc AG bi dañ si woo ñëpp ñi nga xamante ne nii sont déterminés am nañ jot seen tànk oyof na soxlaa nañ fa seen xel muy mag muy xale muy góor muy jigéen parce que benn affaire la boo xamante ne nii Yoff gépp moo ko moom comme exemple par exemple balaa nawetaan di commencer at quartier bu nekk day def AG moom donc ça veut dire que am na benn combat bu ñuy mëne pour gagner coupe mais tey Yoff moo woote léegi Yoff moo woote AG AG bi pour AG wu Yoff gépp la du Paco Brise moo ko woote mais Yoff naka la ñuy demee Grand Théâtre ba réussir que loolu mooy objectif AG bi naka la ñuy defee suñu plan de communication naka la ñuy mettre à l'aise suñu public naka la ñuy nekkee en communion ak ñi nga xamante ne mooy suñu gan yi di ñëw ak naka lañ leen di ay accueillir naka la ñuy mën a déplorer ay bus naka lañ mën a tegee jeunes yi si situation yu normal ba kenn du am benn problème sécurité bi normal donc loolu mooy objectif AG bi donc di woo ñëpp le 22 incha allah dimanche kër Apex yi la AG bi am ñu woo ñëpp à partir de 17h ñu def AG def première étape le 29 ñu def suñu caravane après communiquer gars yi point de vente yeeg dérouler suñu programme après spectacle bi démarré. incha allah ñu ngi ñëw sax si ticket yi mais est-ce que parce que dañuy wax ne Paco nekkatul Paco wu Yoff kese instant bi wër na Sénégal wër na àdduna est-ce que ñun niñ koy paree waa Yoff ñeneen ñi paree. waaw bu baax sax. loolu moo waral sax ñuy woote AG bi nii pour ñaaxaat gars yi rek parce que xam nga à un moment donné day dem ba affaire da lay ëpp loxo te bu la ëppee loxo rek boo oyofee bopp tuuti da ngay neex a bëmax quoi voilà am na secteur yu bëri ñu ngi ci impliqué wu ñu ngi koy xëccoo donc ñu bëri bu ñu sañoon man ma dëkk seen dëkk dem na ba tey def nañ tournée nationale dem nañ fépp fu ñu dem am nañ fa cellule am nañ ay point de vente Dakar fépp am nañ fa ay point de vente ay Ziguinchor fépp foo xalaat ci région yi foofu yow dinañ fa ay ndaw amoon nañ fa ay tournées yu ñu fa defoon fu ñu demee dañ fay recenser ay cellules créer ay team yooyu ñu ngi gérer suñu ay bloc de tickets yi depuis foofu ñoom aussi ñu ngi collecter seen biir ay fonds yoo xamante ne ni ay bus lañ nar a indi donc ñi nga xamante ne dañuy jógee ci région yi pour ñëw Grand Théâtre rejoindre suñu programme donc looloo waral après ñu war a sensibiliser ñëpp ñun waa Yoff nga xamante ne ñun ñooy dalal gan yi ñun ñoo waral mbir mi sax laay wax donc ñooñu ñëpp dañ motiver wu déterminé donc ñun aussi motivation ak détermination am na fi ba pare donc c'est déjà confirmé di gën a ñaaxaat gars yi rek juste pour wax leen événement wu Yoff la avant muy national bien vrai que événement national la actuellement mais di wax Yoff que ne événement wu Yoff la avant muy national donc ñi nga xamante ne dañuy jóge fu nekk ci Sénégal di ñëw donc ñoo leen war a dalal voilà nekk na événement bu rëy boo xamante ne nii donc ñun ñoo ko war a organiser ñoo ko war a teg ñoo war a dalal suñuy gan ñoo leen war a wan exemple bu baax ñoo leen war a wan sécurité ñoo leen war a wan discipline wan leen suñu culture en son et lumière ñu représenter ko sur scène ñooñu am ci mbégte ñibbi ci jaamu ñëwaat. yàlla defal la lu raar tamit nga nekk xaritu xale yi xam naa ne bu mag ñi demee du ñu bàyyi xale yi ñu des gannaaw yan disposition nga jël ci wàllum sécurité ci transport bi ak xale yi naka la ñuy def ba dem. waaw loolu dañ ciy sant yàlla parce que ñu ngi ciy liggéey ak suñu benn grand bu tudd Lébu daanaka moom si côté sécurité lay liggéey moom déplorel nañu ay agents yoo xamante ne dinañ gérer sécurité xale yëpp. voilà bu ñu amee bus yi nga xamante ne nii moom moo war a gaare rond point Yoff xale yi dina leen encadrer dina leen booleeg ay ndaw yoo xamante ne nii ñoom loolu mooy seen liggéey côté sécurité la pour encadrer leen aller bi ak retour bi pour wax rek parents yi que ni man yàlla moo mën a too xale yi ndaw yi donc te xale yi daanaka ñoom ñooy avenir u lépp donc si xale yi si lu ñu ne rek yow man xale ñoo may gën a yokk moom motivation su ma leen di gis après man daf may gën a jaral. damay wax que ne li may def nii peut-être am na lu muy def am na effet bu muy def mag ñi aussi ñëpp macha allah ñu ngi soutenir Paco ñu ngi soutenir Yoff donc xale yi man mooy sama priorité sax actuellement je peux dire moo tax ñu expliquer ak suñu copain boobu noonu mu déplorer ñu ay affaire indil ñu ay agents de sécurité yoo xamante ne ñooy gérer sécurité xale yëpp aller bi ak retour bi incha allah ba duñu am benn problème. effectivement mais xam nga Sorano bi ñëpp defe naa dañ leen tegaloon ay bus fële ci rond point bi ñëpp àndandoo dem est-ce que loolu tamit yéen a ngi koy pare pour nit ñi nga xamante ne pour yombale leen ko parce que yoonu Grand Théâtre du yoonu Sorano. waaw loolu yëpp tamit programmé nañ ko ba pare actuellement nii dañ am suñu ay lieu de départ yoo xamante ne nekkul sax Yoff kese
am na fu nekk am nañ Ngor am nañ Wakaam am nañ Bargny am nañ Rufisque su ma limee damay juum am nañ Thiès am nañ Sébikotane am nañ Diamniadio fépp donc liste bi moo ko yoroon dinaa lire point de départ yëpp donc am na ay nit yu nekk ci région yi ay bonne volonté lañ donc man sax daanaka mësuñu ma gis peut-être dem naa fa rencontrer seen jeunesse yi ak yooyu def ay affaires ñu yéegoon ko joxoon nañu autorisation ci centre socio-culturel yi nekk ci yenn régions yi ak ci yenn secteurs yu éloignés yi donc ñooñu ñun suñu ndaw yi nekk foofu noonu lañ yebal ñu demander ñu autorisation aussi def fa benn manifestation mu amoon donc tey aussi bi ñu déposé ay lettres foofu ñoom dinañu déplorer ay bus donc sant yàlla lay doon donc tey ñi nga xamante ne ñu ngi ci biti buñ gisee benn activité di am benn doxandeem sa laa ko mën tuddee ñëw ba seen dëkk organisé tey buñ defee benn affaire ñoom ñu may ñu ay bus donc fierté lay nekk donc di gën a ñaaxaat suñu autorités yi di leen wax ne ñu ngi leen di xaar aussi ci événement parce que ñeneen ak ñeneen ñu ngi koy def ci biti am nañ ay fu nekk gars yi ñu ngi ñuy jox ay bus muy Ngor Wakaam Rufisque su ma limee damay jum ñu ñuy déplorer ay bus pour seen ndaw yi ñëw fekk ci Paco Brice fekk ci Yoff Grand Théâtre donc di wax que ne bus yi mu ngi fii donc du doy nag ndaxte Grand Théâtre dafa rëy donc du luñ ci mën di am du doy donc loolu la woon di wax gars yi que ne bus yi dina fi nekk voilà ticket yi aussi man dama ci wañ loxo yi dama wañ loxo gars yi ne leen affaire yi buñ ko seeral quoi parce que man dama xool sama public j'ai constaté que ne public bu jeune laa am bien vrai que y a des am na ay ñu mature ñu bëri ñu ci nekk mais ñu ci bëri ay xale lañ donc Grand Théâtre booy seet ticket yi d'habitude doon woon day cher quoi mais man dama ne sama gars yi dama wañ seen loxo ne leen ticket il faut ñu wàññi ko parce que xale yi il faut ñu ñëw bugguma di def concert day mag kese du fa nekk quoi. parce que ñu ngi gis ne foofu en général ku fa daan dem entrée 5000 ngay def nga def 3000. entrée 5000 VIP 10 000 wala ay VIP 20 000 ma ne loolu man rus naa def loolu pour Yoff quoi ma ne affaire bi nu ma ko mën a gën a oyofalee pour xale yi ñëw prestige bi mooy dugal leen ci salle boo xamante ne mosuñu fa dugg ñoom prestige bi mooy vendre leen rêve boobu. est-ce que tamit yaa ngi pare comme ba passé clé bi moo taxoon nga def ko defe naa entrée 5000 xaw ma t-shirt yi ren tamit defe naa yaa ngi pare tam ay t-shirt est-ce que loolu du la yàq. non du non pour man du yàq dara am nañ ay t-shirt yu njaay am nañ ay t-shirt waaw am nañ ay casquette en fait yooyu noonu voilà pour marketing loolu juste pour rafetal événement bi la quoi mais ticket yi boo gisee ñu wàññi ko juste pour xale yi moo tax donc xale yi ñëw donc pour man tey ku procuré wu tey prévente yi ñu ngi koy defee 3000 jour yi 5000 la VIP 10 000 donc xale yi ñoo tax ñu def 3000 boobu laa gën a sax focus ci man pour man 3000 boobu moom mooy sama événement parce que xale yi ñoom ñooy sama public je peux dire donc ku am 3000 francs boo amee ticket normalement ce transport ñun ñoo la koy gérer waaw loolu yëpp mënoon nañu ci bañ a fekk nag mais man maa ne gars yi il faut ñu def loolu noonu il faut ñu ut ay bus tegal ko xale yi fii nii voilà pour ñu mën a dem ci ñëwaat ci sécurité boo xamante ne nii dina am incha allah. d'accord Paco bu Yoff Paco daanu rab Paco doomu maam jere Paco élément Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam ak bépp kilifa diine bu fi nekk est-ce que def nga tàggatoo boobu ñuy wax comme Yoff dafa am borom te dafa am ay kilifa yu fi nekk am ay autorités yu fi nekk. waaw jot nañ seeti yenn kilifa yi fi ne jaaraguñ fépp nag mais di wax comme occasion la ñu ngi télé tey di wax gars yi que ne ñu ngi ñëw war nañ rencontrer Frey Yoff war nañ rencontrer Apex yi war nañ rencontrer Jaraaf yi war nañ rencontrer autorités yi nekk fi yëpp donc defoon nañ ko daaw duñ ko bàyyiwaat loolu la ñuy def donc avant tout dem nañ ci suñu parents yi ñu ñaanal ñu dem ci suñu mag yeeg ñëpp ñu ñaanal ñu ba pare avant ñuy wàcc ci sur le terrain donc tey di lancer appel di wax gars yi que fépp fu waay nekk rek comme te ne moom soxlaaw ñu dara am lu dul ñaan ñu ngi lay taalal loxo pour nga sàkku pour nga ñaanal ñu ci suñu événement bi ñu jëm nii parce que ku xam Yoff xam ne dëkku kilifa la ku xam Yoff xam ne dëkku diine la ku xam Yoff aussi xam ne dëkku culture la te ci lu ñu nekk tey yàlla daf ñu natoo ci côté culture ñu koy représenter donc di ci taalal loxo ñëpp voilà tàggatoo bi def nañ ko mais doyul ba léegi dinañ demaat ci kër yéen nit yi di wax gars yi képp kuy seetaan nag ñu xaar dinañ ñëw ba sa gaale dinañ def foofu noonu benn genre panel expliquer suñu projet taalal leen loxo ngeen ñaanal ñu ci li ñu entamé. ñoo xam ne tamit xam nga rappeur du parrainé du tuddee amul ndayale amul magale amul baatre dem ba Grand Théâtre di baatre mais ban appel ngay def autorités yi xam ne ñoo fi nekk ak ñi nga xamante ne ñu ngi fi di dimbali artistes yi. waaw di leen wax que ni événement bi événement wu Yoff la événement wu jeunesse bi la donc tey bu ñu yàlla natoo ñu nekk benn porteur de voix ñu nekk benn influence ci dëkk bi tey bu xale yëpp di la ndamoo donc loo xamante ne la du lu ndaw donc war nañ ci liggéey ak autorités yi forcément loolu noonu c'est forcé donc di leen ci woo di leen wax ne événement wu Yoff la
te autorités yi Yoff moo leen fi teg donc événement wu seen événement la aussi donc ñu ngi leen siy woo ñu ngi leen si lancer appel di leen wax ni événement bi dañ koy jël rek pour wax leen ne événement wu Yoff gépp la te bu ñu nee Yoff gépp génnewuñu si kenn ñëpp si bokk donc amul parti bii laa bokk amul parti bii laa bokk donc ñun ñëpp lañ yemale donc di si woo ñëpp ñi nga xamante ne mën nañu jàppale rek on est open on est prenant ñu ngi xaar donc di xaar ñëpp ñi nga xamante ne nii bëgg nañ si jàpp si événement bi incha allah. D'accord parce que mais ñi tamit nit ñi ñu ngi laam-laamee ba xam ndax ticket disponible na wala naka lay demee pour nit ñi am ticket naka la ñuy def ak fan la ñuy jaayee fii nii ci Yoff wala fii partout dans le Sénégal. waaw actuellement am nañ ay points de vente national ba pare je pense que ñi nga xamante ne ñu ngi may suivre si page réseaux sociaux yi ay Facebook Instagram wala ñi am sama numéro nekk WhatsApp gis nañu affiche tournée bi du moins affiche comment dirais-je affiche ticketing yi si côté national bi quoi. léegi bu dee côté Yoff am nañ fii aussi point de vente am nañ aéroport travaux Biagui voilà ku dëkk aéroport travaux ba côté Biagui da ngay woo Fadel Niang si 77 245 79 38 waaw après boo dëkkee Tongor côté Tongor bi ñu fa dëkk bëgg a ticket dañuy woo Moussa si 77 735 71 27 waaw boo dëkkee Ndenat da ngay woo Assane Ndiaye si 77 559 00 06 bu dee yaa ngi daagu daan mën nga woo Ami Collé ci 77 220 09 76 wala nga woo Codé si 77 365 19 60 waaw boo dëkkee Ndëngaañ mën nga woo Balla si 78 127 95 59 wala nga woo Paco si 70 786 21 22 waaw bu dee da ngaa dëkk Mbengeen mën nga woo ci numéro Atoumane si 77 891 09 25 wala nga woo Mesta DJ Mesta si 76 245 39 91 waaw bu dee da nga dëkk Layène boo dëkkee Layène mën nga woo Seydi si 77 418 91 41 et bu dee da nga dëkk Nord Foire mën nga woo Sadibou ci 77 251 16 03 voilà je pense waa Ngaparou bu dëkkee Ngaparou mën nga woo Kowaate ci 77 860 70 71 bu dëkkee Ouest Foire mën nga woo Idi si 77 352 57 16 je pense que loolu mooy woon Yoff donc je pense que après réalisateur bi dina ko def si bande bi pour ñi mu échappé pour ñu mën a am numéro yi ak quartier yi nga xamante ne fa leen dëkk waaw boo gisee après ñu def lii yëpp pour am accès si ticket yi la pour ñi nga xamante ne Yoff leen dëkk ñu mën a am accès si ticket yi képp nga xamante ne yaa ngi toog yaa ngi seetaan nga bañ a déplacé wu lu bëri bu dee yaa ngi tongoor ngay seetaan voilà disponible na à ce moment mu ngi sur le terrain gars yi ñu ngi koy tasaare voilà si quartier yëpp ku si nekk joxe naa numéro donc fi nga nekk mën nga woote après kooku mën a déplacé wu indi la sa ticket ba sa kër donc pour faciliter transaction bi la woon point de vente yi loolu côté Yoff am nañu aussi point de vente côté national mais je pense que côté national bi peut-être ñu bëri lay intéressé si sur le net ñi dëkk fu sori mais Yoff ñun ñi li ñu concerné je pense mooy liste bi ma joxe nii donc peut-être réalisateur bi après ñu ko joxaat ñu am ko noonu donc loolu la woon di wax gars yi que ne ticket yi disponible na di ci woo ñëpp voilà. incha allah lan mooy sa mot de la fin. waaw mot de la fin bi du dara lu dul rendez-vous le 12 octobre incha allah au Grand Théâtre National je pense que c'est une première à chaque fois dañuy bëgg di innover di wan gars yi que ne c'est possible ça veut pas dire que lébu nga rek amoo xel wala ça veut pas dire que lébu nga rek yow amoo benn objectif wala gars yi d'habitude dañuy étiqueter que ni lébu yi voilà quoi xam nga loolu complexe boobu laa mooy sama objectif pour mu jóge fi donc te tout au début loolu mooy sama combat di représenter Yoff dignement fépp donc objectif bi mooy pour une première defoon nañ Sorano il faut ñu gëmaat ne pour une première aussi dañuy defaat Grand Théâtre mosuñu woon am artiste bu demoon Sorano yàlla def ñu def ko mu réussir grâce à vous te yàlla def ñu defaat beneen événement bu gën a rëy que Sorano muy Grand Théâtre le 12 octobre incha allah di si woowaat ñëpp di leen wax ne objectif bi pour ñu daaneelaat suñu record boobu la wan Sénégalais yëpp que ne Yoff waay ils sont capables de faire des choses extraordinaires comme ni ñu gisee ay Wally Seck ainsi de suite di ko def muy ay Grand Théâtre yi ñuy jël donc tey benn doomu Yoff jël ko donc c'est le moment pour wan Sénégalais que ne on est dedans on est fiers d'être Lébu voilà rendez-vous le 12 octobre avec Paco Brise avec Yoff événement national la donc balaa kenn di ñëw di ko feesal nag ñun suñu événement la il faut nit ñi ñëw wane ni
ah sa waay waa Yoff kat ndeke feesal nañ fi ba pare est-ce que doo ñu may ñu toog man loolu mooy sama rêve su may joué di gis samay frères samay parents yi samay amis d'enfance yi kanam ñu am mbégte loolu mooy sama rêve donc di woo ñëpp incha allah jërëjëf Yoff Mbollo TV Sias Paco Briz. incha allah rendez-vous le 12 octobre fële ci Grand Théâtre duñu taal yi di leen indil ay waxu Paco Briz sax la ñuy wax parce que doomu Yoff la macha allah mu bëgg ñu tamit yëg waa Yoff donc le Grand Théâtre waxuñu nag ngeen dem di woo Paco Briz naan ko may ñu ticket ndaxte nit ki boo ko jàppaleetul waroo ko ñaan wala ngay jël li nekk ci loxoom donte yombalal nañu ko macha allah def ko entrée 3000 pour ñëpp mën si bokk muy woo tamit autorités yi nga xamante ne moo nekk Yoff yëpp doon ko jàppale tamit mu leen ci woowaat pour ngeen ñëwaat lu ngeen ko waay mën a jàppale na nga ko jàppale parce que du moom nga koy defal Yoff nga koy defal macha allah ndaxte yaakaar naa ne bu ñu jógee Grand Théâtre incha allah amitié la ñu jëm wala ñu déplacé wu ko pourquoi pas Bercy war na mën a nekk incha allah di remercier ñi ñu doon seetaan ñëpp merci beaucoup et à la prochaine.